Actubuzz andi naa leen ñeenti ponc xam naa dañuy daal di démarrer rek ci ki nga xamante ni moom mooy suñu star jamono bi man nag star laa koy woowee de après meer na fi dina ma wax ba xam ñoo bokk gis ndaxte moom bañ ko jàppee Ameth dafa bëri woon coow lu bëri muy journaliste bii di Pape Ndiaye nekk foofu ca Walf di diriger rek émission bi nga xamante ni mooy balance li mu xamle nag mooy keroog bañ ko tegee loxo moom takkadeer yi ba mu eggee dañoo kontaanoon lool na nee nañ lu ñu yàgg rêvé la mooy teg ko loxo gis nga balance débat yi nga xamante ni mu ngi ko fay def c'est une personne bi nga xamante ni ragalul ay propos wam donc day laal sujet yu sensible lool ci dëkk bi moom Pape Ndiaye nag li mu xamle foofu noonu ci séjour am bëri na waaye dafa gën a taxaw ci ponc boobu ni takkadeer yi amoon nañ mbégte lool bañ ko gisee ndax jàpp nañ ni loolu lu ñu yàggoon bëgg la bi ko weesoo nag defal nañ ko benn plateau spécial foofu ca Walfadjri ba waajuram bu jigéen dugg ci def ay kàddu seede moom ci la daal di rek tuur ay xewal instant bi nag li mu xamle rek mooy delluwul ginnaaw benn yoon nee na émission bii di balance bu gënul saf yaakaaru ne dina gën a teggi tànkam Ameth. ok moom dañ ko jàpp ndax émission bi ni mu safoon. waa xam nga dafa defoon ay révélation yoo xamante ni c'était un peu compromettant. Rose man li may bañ Sénégal mooy loolu de nga séq ak Rose yéen ñaar ngeen am xaalis après ñu ngeen am ci problème yoon woo la ma naan keroog bi ma toogee bët set bi ma demee jël Grand Yoff naan état bi daa waroon dindi ndox mi moo tax ñu jàpp ma xaalis bi nga joxoon Rose ci convocation bi ngeen am ci problème moo taxoon ñu convoqué la du émission bi su ma juumul c'est-à-dire man maanaam yooyu ñuy def di jouer ci xelu sénégalais moom laa bëgg ñun waa média bi ñu njëkkee ko ba nañu bàyyi yooyu c'est-à-dire bi ñu koy woowuñu ko pour émission bi nu mu tudd. balance binduñu ci convocation bi motif convocation bi du li mu doon wax. balance mooy problème mu xaalis bi si léegi loolu moo nekk en vogue léegi ku def naka sudul noonu boo paree ne dañ maa complot. tu penses que ne Macky Sall ak gouvernement bi nii ak li xew Sénégal yi mënuñu koo régler dinañ boole seen bopp beneen coono yi complot Ameth Ndoye muy amee loon xaalis Aliou Ba. dem di complot pour Aliou Ba porte plainte ma quoi maanaam Macky Sall am na temps bu bàyyi li mu war a liggéey lépp dem di lijjanti pour man ak Aliou Ba benn xaalis Aliou Ba teg ma dil pour ñu yóbbu ma ci kaso bi. soyons raisonnables. parce que man j'ai suivi l'émission. peut-être fu muy waxee mooy jàpp bi jaarul yoon parce que jàpp bi escroquerie lañ ko toppee comme li Ameth waxee du ça n'a rien à voir avec l'émission Balance mais nee na jotul lii di convocation dafa jéggi saa ñu woo ko téléphone ne ko yow lañu la jël si mu ne maa ngi Pikine ñu ne ko du foofu mooy suñu jubluwaay donc mu ne xaaral ba lundi dañoo ñëw jàpp ko yóbbu ko sans convocation ni rien du tout maanaam peut-être injustement boobu ñu ko pëmti xaw ma peut dañ koy waxee yóbbu ko noonu sans ne ko indil ko convocation pour qu'il se prépare peut-être foofu lay waxee rek. na delluwaat ci yoon comme ni nga wax rek ça na rien waaw moom mu ngi si loxoy yoon ba tey. quand j'entends non maanaam buñ la woowee. ci yoon ci nu dul yoon. kalaamee waatal yoon nga ne niñ ma woowee ci yoon. te du yoon maag samay avocat ànduñu ci ñu kalaamee waat yoon. kon yow nan nga gisee moom le fait que tout le temps muy mettre ci waxam muy appuyer ni que balance moo tax mu am jafe-jafe yi. non loolu du moom déggoo ma ne la moo nekk en vogue loolu moo xew maanaam ñun ñi nekk ci milieu médiatique bi ñu baal ma ak activistes yi ak politiciens yi ñu ci bari li ñu xewal léegi mooy te buñ ko seetaanee jooytu naa ko fi lu dul benn lu dul yoon. mooy bu ñu ko seetaanee nii ñu ngi jooy ne justice amul ci réew mi dafay gën a bon parce que dañuy dem ba kenn ku am tur ci réew mi sañ a tooñ ku amul tur pare ne sama tur wala émission ba may def moo tax ñu bëgg maa néewal doole léegi ñi nga xam ne feeñu ñu télé dañuy mujj ñoom ñooy gën a sonn ci li nga xam ne mooy yoon noonu lay doxee xaw ma ndax comprendre nga fi may waxee maanaam man Ameth miy feeñ ci télé bi sañ naa léegi Moussa Ndiaye ma toog Kaolack di liggéeyam ma séq ceeg moom triandé ko après ne jël sama tur ndax damay feeñ ci télé bi jël ko comme arme contre Moussa Ndiaye moom te ñun loolu la ñuy kaas ci suñu gouvernement yi mooy dañ ñu ëpp tur dañ ñu ëpp doole fu ñu jotee ak ñoom dañ ñuy jaay doole léegi activistes yeeg journalistes yeeg ñun ñëpp loolu lañ bëgg a xewal di tooñ askan wi di séq ak ñoom ay dil yoo xamante ni suñu biir la après bu dil bi éclaté kooku ci askan wi dem boole ñu ne non gouvernement bi moo ma complot Macky Sall la li ma waxoon keroog ci émission bi la gis nañ ne maa ngi xeexal askan wi moo tax ñu bëgg maa jaay doole mais jaayuñu la doole kenn benn citoyen nga amal problème ñu woo la ci yoon demal wuyu ji nga ut avocat c'est simple pourquoi ñuy victimiser wu maanaam pourquoi ñun ñu bëgg bon c'est normal aussi parce que ci victimisation lañ ñu yaree foo ñu fekk ñu ngi naan dañ ñoo coloniser dañ ñoo nii moo taxoon ñu retard alors que monde bi ñi ñu coloniser léegi ñu ngi bokk ci puissance mondiale donc victimisation bi nañ ko ba di jël suñuy responsabilité suñuy actes yi ñuy def ñu ñime ne ñun la ñu dem ci jusqu'au bout ñu bàyyi jooy bi
en tout cas je n'ai rien contre lui mais daf ma metti bon avant moom sax dama ko doon jooy fii. en tout cas man personnellement je lui conseille de reprendre son travail liggéey ko correctement te comme que li mu wax bu nekkee loolu la bëgg a wéyalee mu sànni ko ci ginnaaw mu def liggéeyam bu mu defante parce que ba tey mu ngi ci loxo yoon libéré wuñ ko carrément il est sous liberté provisoire je pense parce que 1 an ferme lañ ko tëjoon léegi tëdd na 3 mois li ci des c'est sursis donc na def liggéeyam rek li war a am na ba pare donc il laisse ça derrière lui. macha allah am na solo alors ñu jàll suñu deuxième dossier kii di Pape Sidi Fall def na benn vidéo def na benn live moom nag li muy naqarlu mooy dafa gis ni ñenn ñi jamono bi dañu bëgg dugal ci li nga xamante ni mooy hip hop Galsen bi loo xamante ni bokk si mu ngi dem bay xamle ni sax moom ba mu taree dëgg ci la fi nekkoon te boobu temps mu ngi doon jàppale artistes yu bëri yoo xamante ni kenn gëmu leen woon wala kenn nangul woon sax def déplacement dékk leen seen ay micro donc tey duñu toog ba arène bi neex rek yem ku nekk jug di waxee fa la neex dem na sax ba classe yi nga xamante ni ñooy mën nañ leen woowee ay influenceurs ubbi seen ay chaîne YouTube di def ay vidéo ndax jàpp na ni rek ñenn ñu bëri si ñoom ils sont mal placés pour yëkkati yenn débat yi waaye lépp li ñuy def na askan wi jàpp ni xaalis moo leen ko tax a def ndax ay vues la ñuy ut pour yokk seeni ay poche donc coow loolu xam na jur polémique trop ci toile sénégalaise bi am nañu jàpp ni Pape Sidi Fall il a raison ndax game bi boo ci nekkee waroo utal sa bopp ay noonu maanaam tey Aïcha ñun dañu taxaween dañu war a tëddee njaaxaanaay mooy waroo taxaw rek ñu ne Aïcha mii de xaritu Dip la Rose xaritu Ngaaka Blindé la parce que dañuy bokk ak ñoom liggéey bi dañu war a ormal suñu diggante ñoom tout le temps du tee nag mën nga am ñoo sekk ak jàmm ak salaam mais toog di créer ay clan créer des ennemis ñoom dañuy xeex yenn artistes yi di ko wane dawatuñ ci dara nga xam ne kii clan bii la bokk kii clan bii la bokk mu nekk loo xamante ni naqarlu na ko loolu à travers vidéo moom mu def am na ñoo xamante ni nag dañu jàpp ni rek Pape Sidi Fall dafa iñaane jeunes influenceurs yi parce que tamit ñooñu seen gagne-pain la donc bu ñu demee ba nand ni tey pour nga am xaalis facilement il faut juste être présent sur les réseaux sociaux coow loolu moo xaw a nekk ci toile bi démb ak tey. moom sa dégguma woon Ahmed ni que moom dafa gis boppam ci woyu Akhlou Brick bi. non parce que dafa invité Rifu. fi coow li dooree dafa invité Rifu. Rifu nga xamante ne nii bàyyiwul weer ci benn fan. mu ngay nuyu sama xarit la depuis Kaolack. donc moom bu songee Y'en a marre par si nga yaakaar ne état bi la faral mu song état bi. bu jógee ci état bi nga yaakaar songu Ousmane Noël Dieng bu paree songu. Ousmane Sonko bàyyiwul kenn Rifu il est comme ça. donc Pape Sidi moo ko invité woon bi ko Pape Sidi invité mu dal bu baax ci kaw gars yi. dalaale ci Mariama Sarr sax mu Kaolack encore une fois wax ji li ma si gën a neex nee na Mariama Sarr loo ko bañ nangul ne def na ngandam maamu réalisation Kaolack te loolu il faut que waa Sénégal yëpp xam ko bi ko Pape Sidi laajee lan la fa réaliser mu ne benn doodaan buntu këram Mariama Sarr kooku Rifu donc Rifu moo indi problème bi yëpp donc Pape Sidi nag mi ko dalaloon ñenn ñi jàpp ne dafa Pape Sidi dafa jàpp ne day xeex waa Akhlou Brick ak yooyu non loolu moom mënul nekk man maa leen ko wax fii Akhlou Brick Express Dip Ngaaka ñeent ñii moom ñeneen ñi wóoruma ñoo xam ne Pape Sidi def na lu bëri seen carrière mënuñu am problème ñooñu mënuñu am problème ak Pape Sidi parce que li mu def joué ci seen carrière avant ñu leen di xam laa wax avant ñuy am album amuñu dara ci région yi surtout Sénégal un peu partout mu yóbbu leen fa ci ay spectacle ñu joué du ñëw ba tey jii nii di am ak ñooñu problème sénégalais yi ñoo am ñaaw njort nag nga ne te sax dañoo ki sol yére bu zone bi ñu ne Rose ngay gaar waaw noonu rap ak punchline ak ego trip ñoo ànd Akhlou Brick li ñu wax mooy suñu ay bind les chroniqueurs yi di gàmmuwee donc si ay wax la rek tey chroniqueurs yi bu dul woon ñoom comme li Ahmed wax duñu xam kuy Akhlou Brick te Akhlou Brick bu génneewee li di clip tey Pape Sidi toogul décortiquer ko en tant que chroniqueur peut-être kenn du dégg sax parole yi nga xamante ni moom la ñuy foofu la ñuy waxee c'est des ay punchline la rek nañu bàyyi jaxase ñu moo ñu sonal ñu firndeel leen ni que des fois nga am invité mais li muy wax ça n'engage que lui. c'est ça waaw mënoo contrôler nit ki li muy wax mënoo ko imposer li muy wax donc ñun bu ñu amee invité tamit dañ koy bàyyi mu dem ak xalaatam wax avec après moom mooy jël ay propre engagement ñu daal di jàll suñu troisième dossier ni ma leen ko waxee si njorteel bi rek tey ñeenti ponc lañ nar a waxtaanee donc ñetteel bi muy ki nga xamante ni mooy Ndeye Gueye di fecckat xam nga fan yii gis nañ ko ci benn site boo xamante ni chaîne YouTube sax laay wax boo xamante ni mu ngi fay def ay chronique mu ngi fa nekk en tant que animatrice présentatrice donc demoon na ba laal dossier ki nga xamante ni mooy Dieyla Akhlou Brick donc ni mu waxee ñu bëri après am nañ ay réaction yoo xamante ni nanguwuñu ko mais moom nee na li mu wax
daw ci saala yaay ndeer parce que moom elle est comme ça li mu xalaat lay wax léegi man nag foofu Ahmed damay ñëw parce que dafa am lu ñuy jaawaatle journaliste ak animatrice journaliste ak présentatrice bu mu ci mënti doon waaw bu mu ci mënti doon ak chroniqueur bu mu ci mënti doon rek même boo ko jàngul boo bëggee def dara da sa àddina da ngay dem gëstuwaat nga jàng ko bu ko defee professionnel boo koy defee ku lay déglu xam ne li ngay wax maîtriser nga ko xam nga tey par exemple moi je fais du people mais tey sooy def people amoo droit pour xas nit ki wala dénigrer nit ki acte bi mu posé wala li mu def loolu nga war a relater wax ko nga bàyyi askan wi ñoom ñu wax seen xalaat ci def affaire bi ni mu demee yow am nga droit joxe sa point de vue ci acte bi ñaawlu nga ko wala rafetlu nga ko mais la personne en tant que telle amoo droit pour juger ko parce que xamoo nit ki réellement lan lay dund et moom loolu la def dafa juger ki nga xamante ni mooy Dieyna Baldé dafa jàpp li muy def moo ko tey xale bi amul yar yërëmul ay waajuram ndax dafa war a yërëm ay parents wam donc coow li bëri ki nga xamante ni mooy Babacar Touré bu xewaloo def vidéo tamit taakale ko ne amul woon pour wax ci sujet boobu ndax moom sëram moom Ndeye Gueye léegi Olof Ndiaye naan del xam looy wax waaye bul xam luñ la tontu benn sëram bu nekkoon Berlin mu ñàkk bakkanam nag malheureusement ñu andiwaat débat boobu ndax Babacar ak koy xamal dossier boobu man maa ko toppoon sa sœur boobu noonu fiiraange moo poussé woon jëkkëram ba mu faat bakkanam daggate ko sànni ko foofu ca Berlin donc mu nekk dossier boo xamante ni jiitu na sax ñu bëri si ñun suñu juddu tey ñu andiwaat ko ba tax na dama leen koy ñaana moom indiwaat guddi town aussi mu nekk loo xam ne comme li nga wax rek wax balaa ngay wax da nga koy seetaat ba pare du moom rek mais ba si ñun ñii ba ci génération bu bees bii ñëw képp ku ci def people en tout cas jàng ko maîtriser ko te ngay yem ci sujet ba ngay wax bañ di dugg ci bàyyi di juger nit ki directement. merci beaucoup man de loolu rek moo ma ci dérange non dama fa miin rek dama miin yenn artistes yi fa nekk porteur de voix mais duma waa Kaolack waa Sébikotane la mais lii moom li ci ñaaw rek mooy sërëm bi nga xam ne nekkatu fi wax dëgg yàlla nañ ko jénne ci coono buñ ko mënee defal ay lixlaas ñu defal ko buñ ko mënul ñu bàyyi jàmbur fa mu nekk mais loolu la Ndeye Gueye wax sax parce que elle a traqué démb en pleine émission ndax dafa jàpp ni rek moom Babacar mënoon na wax ak moom rek concerné bi bañ a andiwaat ay waxu sëram ginnaaw kooku instant bi ñàkk na bakkanam te mu ngi yor ay tout tànk ñu daal suñu 4e dossier. ayca alors ma tëjee ci ñaar ñi nga xamante ni ñoom nag man dama jàpp comédie la ñuy def muy ki nga xamante ni mooy Ketchup Boucher ak Mo Gates ndax ginnaaw ba nga xamante ni Mo Gates nag ñu bëri mere nañ ko ci vidéo ba mu mujjee def di clash ki nga xamante ni mooy Wally Seck ndax jàpp nañ propos yi mu yëkkati dafa ëpp ci yëkkati ko ndax nit ki lépp lay wax rek da nga ko war a seet bañ nit ki warul tax nga tuumaal ko wala nga wax yenn wax yu rëy moom ak Ketchup nag tase nañ foofu ca États-Unis ku nekk di snap sa morom donc Ketchup di ko xamal ni man bokkuma si ñi nga xamante ni alal nga leen jëndee damay liggéey nga may fay ba nga ma woowee keroog aussi danga maa fay moo tax ma ñëw yor xaalis wala yor alal du tax ma wax la dëgg fu ma la gis dama lay wax dëgg lan moo sabab wax bi dafa mel ni am na lu jiitu wax bi tuuti le temps ñuy snappante coow li bëri ci réseaux sociaux bi moom moo géet jamono bii nag ñu bëri ngànk nañ ko rek jàpp ni ñaaw li muy def si ñaawteef bëri na waaye it na bàyyi gaaruwaale bi ak wax bu bon bi. Boucher élément wu kan la. Pape Diouf lu mu waxul Wally Seck amul. moo géet lu mu waxul Wally Seck amul ñoom ñaar ñu dem bay xuloo. donc comme li ñu wax rek àdduna dafa gudd tànk donc ñoom ñaar ñii ni amoon nañ fi problème ba ku nekk di weerante sa morom ku nekk di wax bu ñaaw ci lan Ketchup dafa féetee ci Pape Diouf Mo Gates dafa féetee ci Wally Seck te tey ñooñu ñu doon toog di waxante lu ñaaw ay frère lañ Wally Seck ak Pape Diouf ay frère lañ fi ñuy waxtaane fi ñuy demalante ñun ñëpp duñ ko fekkee donc tey dem na ba ñoom ñaar liggéey boolewaat na lañ mën naa ne liggéey entre guillemets mais Mo Gates ku ko xam ni moom defante moo ko tax a jóg parce que apparemment il a organisé benn combat boo xamante ni daf si jël kii di Boucher Ketchup fay ko ay dollars yu bëree boo déggee seen biir wax sa Ketchup mu ngi naan liggéey moo fi indi nag maa woo fay ma liggéeyal la waaye du ma fi nekk di lay maral donc ba pare nankaan bàyyil wax bu ñaaw bàyyi di waxal nit lu ñaaw mu ngi noonu en tout cas daal na rafet adduna bi dafa gudd fan parce que tey tes amis d'aujourd'hui peuvent être tes ennemis de demain tes ennemis peut-être d'aujourd'hui peuvent être tes amis de demain donc na rafet rek wax bu ñaaw dëkkul fu mu jëm fu mu jóge la cosaano et jaru ko ba pare Aïcha gis nga doomu aadama bi bu mu neex rek ba ngay sosal sa morom ci loo xamante ni maîtriser wu mais monsieur Dione man bëggoon naa xam léegi ñun suñu société bi lan moo tax nit ñi
dañuy ànd tey suba ñu jaxar bante ginnaaw suba ñu jayante kenn du comprendre. man li ma ko gisee daal mooy dañuy dellu ci li médecin français bu waxoon Alexis Carrel mu ne l'homme c'est inconnu. ne l'homme c'est inconnu parce que le développement des matières inertes maanaam ñi nga xam ne du bouger weñ yeeg suuf yi est allé plus vite que celui de l'homme et c'est l'homme qui a fait développer ces matières inertes. L'absurdité de l'homme est là-bas. C'est ça. C'est ce qui est paradoxal. Parce que nit defar na oto tabax na kër ci loo xam ne nature bi moo ko jox mu jël yàlla may ko xarañ mu am intelligence malignité lépp defar loolu pour jëriñoo ko loolu tey jii moo ëpp njëriñ doomu aadama parce que mooy andi wax yépp ak suñu divergence yépp mu ngi résulter ci le bien matériel que nous avons mis en place kooku bu fi waree dañ il faut ñu def séparer intelligence ak malignité intelligence doo yàkkamti mooy tax bu problème amee nga ne bon xaaral ma dem seeti ay dara waxtaan ak moom ba xam moom nu mu def ba am li mu am mu ñëw waxtaan ak ay dara fekk man am naa pexe déjà mu waxtaan ak ay dara jël pexe boole ko sama pexe dem am lu ëpp ay dara li ñu am xuloo du am xeex du am te jëlee lu ma ko daan le malin c'est pas ce qu'il fait le malin day ñëw fekk soxna si toog mu ne ko dafa am benn waay moo war a jox léegi 1,5 million mu ngay xaar buntu CBAO dama bugg nga abal ma léegi benn 500,000 mu jox ko kii ma àndal ma dem léegi CBAO rek jël 1,5 million indi la ko ba muy wax loolu moom wóor na ko ne du ko def mais il s'en fiche du candidaton kooku mooy la force du malin s'en foutre du candidaton lu gars ñi wax man naa satisfaire sama besoin immédiat bu ma ko satisfaire après jeex na loolu mooy le problème de la société sénégalaise on a plus de malin que d'intelligent da ngay dem bitim réew ñu naan le Sénégalais est intelligent c'est en Afrique c'est pas non nous sommes plutôt malins mais pas intelligents parce que si on était intelligent on serait pas là en train parce que li ndaw si wax yëpp c'est triste mais c'était évitable c'était évitable des émissions il y a tellement de choses à dire pour yar nit yi xam maa ngi wax sànq ci affaire système gestion sécurité routière le rôle des médias c'est de donner la bonne information mais comment est-ce qu'il faut organiser des débats d'opinion bu accident amee gars yi ñoo toog ku nekk wax sa opinion wala est-ce qu'il faut organiser di xam ba taal bi daal waaw des débats thématiques opinion ou thématique c'est le rôle du média bu fekkee thématique la il faut que média xaar gendarmerie joxe la cause d'un accident ñu ne accident bi kat pneu oto bi moo éclaté expert bi ñëw wax ci pneu kay seetaan télévision bi jàngale ci mbirum pneu xëy na sax mënul dawal oto mais dina xam mais boo waxee opinion nga un syndicaliste wala truc mu ne la chauffeur dañu réew il faut ñu yar leen kii ne état bi moo waroon def lii état dafa sàggan xaalis bi dugal na ko fële quand est-ce qu'on aura une solution il faut qu'on arrête de polémiquer et d'aller vers l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est de travailler. Le problème est là. Oui. Merci Le beaucoup. problème est là. Merci beaucoup monsieur Dione am na solo bu baax a baax ma bàyyi la nga daane. ma daaneel donc waaw Ameth c'était un plaisir tey bokk ak yéen plateau bi di leen jox di daje ëllëg incha allah damay daanelee rek mooy nañu yaraat suñu bopp ndax indiscipline bi bëri na trop Sénégal nañu yaraat suñu bopp problème yu bëri indiscipline moo ñu koy yóbbee.